Matmé video. wasaale amateur jaajëf sama gars yi welcome to the Matmé video donc plaignant épisode 3 mooy jotaay bu ñuy def ak jeunes yi xam nga di leen laaj ay sujets yoo xam ne ay sujets de société la donc premier épisode bi defoon nañ ko ak ñoom Maas ak Bilal yi affaire yooyu noonu ñu doon wax ci amitié fille garçon mooy friend zone affaire yooyu mu nekk sujet bu am solo donc ñu def deuxième épisode bi wax ci ëmbalaate bu ci dëkk bi mooy xam nga gars yoo xam ne dañuy ëmbal femmes yoo xam ne dañuy teel a nekk ay jeunes teel a am doom affaire yooyu ñu am témoignage am solo Ndeya mu participer El Prési affaire yooyu donc on continue comme ça tey dañuy dalal benn influenceur koo xam ne ñoo bokk action yi bokk métier bi ñu yàgg a ànd nag ma bàyyi ko mu nuyoo mi Mass le bêtisier donc ñu ngi lay jox sa wàccuwaay. salaamaaleykum. mu yaru waaw ba léegi mais xanaa di ma bàyyi mu nuyoo nag. tamit mat. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu caméraman bi nekk ci ginnaaw maa ngi koy bëggee bëri xaw ma turam Tony Silva l'ancien goal du Sénégal. waaw kay kon maa ngi nuyu Pepe mi ex Nadia maa lay nuyu yow. moom des coupe bu bees kuy Nadia. Nadia non après dinañ ko kii quoi après participation du président de l'indicatif. maa lay nuyu yow mi Matmé vidéo di nuyu waaw. ñëpp les mateurs waaw tamit waaw. donc Pepe Ndiaye waaw je pense yàgg na bokk ci samay vidéo y a ay 4 ans 5 ans ci ginnaaw jot na participer moom ak ay Jo ay Raymond sax mu ngi ñëw. donc ñu lay bàyyi nga big up gars yi waaw. gars yi maa ngi big up ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu caméraman bi Tony Silva di nuyu xam nga di big up borom place bi ñu nekk nii xam nga di nuyu booy bu kon bi nii. ak Nogay Mbacke suñu sëriñ. waaw ak Nogay Mbacke suñu sëriñ bi waaw. ok am na solo donc ñu ngi fi mondial king électronique muy grand bi nii toog après moom dina ñëw am lu muy waaw témoigner ci sujet bu ñuy wax tey donc sujet. mais bàyyi ma introduire tamit sujet bu ñu waxtaanee tey dafa am solo donc dañuy wax ci blowman yi quoi xam na yéen a ngi fàttaliku jamonoy blowman ba muy xew dëgg-dëgg ay jamonoy 2007 2008 2010 yooyu noonu booy doon def peut-être ay période bombage yi ay trim ay affaires yooyu booy di louer ay auto xam nga ay affaires incarnées xam nga am some influence tamit ci rappeurs yi jamono yooyu ay Canabasse Papa Shit xam nga booy commencé xam nga bëgg a yéegal niveau bi quoi. léegi ñu démarré ci yéen ban gis-gis ngeen am ci blowman yi quoi ma bàyyi Pepe mu démarré wala yow nga démarré voilà donc Pepe yow naka nga gisee jamono yooyu quoi blowman yi waaw ba muy xew dëgg quoi. comme ni nga ko waxee jamono 2007 tombé ak influence kay Canabasse génn ak Papa Shit Lil Wayne génn ak Supra yi fii nii waaw soo fàttali ko waaw jamono jooju si temps collège loolu je sais même plus waaw gars yi doon ko dund wel boy waaw. ku si blowul ku si solul Supra surtout bu rouge bi. ku si solul ko Supra bu gudd bi rouge. awa sàccoo sa xaalis su papa demoo blow loué auto nii mandi nii pour yow xam nga. li nga wax jamonoy fresh nga doon wax quoi booy de noo solu xam nga jéem a kii mais blow dëggantaan mooy booy loué API loué trop xam nga dem Fosco. si la bokkoon dañuy fresh loué auto dem Fosco après bu ñu mujjee AP la ñuy mujjee quoi te AP bi xam nga rek waaw. kii yoo fay nekk. bon lañ fay yóbbaale. alcool bi chicha xewagul. taay chicha mais bon pur yi lañ daan yóbbu alcool bi. waaw ak xale yu jigéen ñi yaa ma gën a xam ak booy rek gel yi dañuy bëgg ànd ak genre booy yooyu noonu pour après naan waa ñoo nekkoon dugg na fii si oto bi ñu luyeewul mu rek c'était mooy loolu daal. yaa ma gën a époque waaw yow noo jàngatee affaire boobu quoi. phénomène loolu moom yàgg na quoi jamonoy màggal blowman yi cathédrale. yaa wax terme bu graaw. booy loolu dafa graaw dafa yàgg. cathédrale Papa jamono jooju ku yor woon oto bu mool doo dugg yow bu bokkoo. gars dañ ko doon waajal quoi ay at. gars dañ doon waajal ay at màggal blowman ni cathédrale chaque la 5 mai gars yi waajal def waaw solu loué oto. waaw dàqale oto waaw xool ku dàqale oto gél yi dugg si oto yi yuuxu sinap bi yokku son yi yaa ma gën a xam quoi xam na léegi jamono ji léegi dafa changé quoi que par rapport ak gars yi ay ñoom. ngeen baal ma si tur yi may wax nag ay ñoom Assane Lopi sujet boobu naa ay ñoom Fallou Silla ñooñu nga xam ne man ñooñu noonu nga xam ne fréquenté naa leen sax mais ñooñu ni ñuy blowee ak jamono bi booy di blowee bokkul quoi. daanaka ñoo nekk waa ñoo indi action. ñoo indi blow Sénégal yaa ngi comprendre bokkul quoi ak gars yi léegi ni ñu blow léegi jamono ji léegi blow koo gis muy blow bu yoree 50 000 bu jëlee oto bu benn journée bu 40 000 day des ñaata 10 000 francs mu kolo essence bi. doo am sax lu mu coop après. léegi booy ñoom dañuy featuring genre dañuy boole seen doole quoi ku ci nekk indi benn 50-50. non mais bu nekkee 5 personnes fois 50 000
budget la. mais xam nga laal oto laal AP. xam na am na la plupart booy yi joxe du bari. xam na booy yu bari yu joxe du bari am na ñoo xam te ay dunguru lañ dañuy nopp si ginnaaw nii rek. di bootu quoi. yaa comprendre man. sib na métier bi. sib naa buloo bi quoi maa ngi ci biir. yow dund nga ko. dund naa ko bu baax. ay jamono temps dynamique dance ay jamono temps illégal. yooyu noonu waaw jamono jooju. dañ doon dem ci party yi léegi bu ñu jógee foofu def seen oto dem seen. waaw dem ci. après naka su dul noonu xew foofu. waaw naka su dul noonu xamoon ni li gars yi di def vidéo lomotif yi nii loolu dafa xew bu yàgg. gars yi la quoi gars yi ñoo ko sulli. non dafa xew bu yàgg gars yi ñu ngi koy soogay dugalaat nii waaw. yow Pépé yow waaw ñun nekkoon nañ Thiès quoi ay jamono foofu la ñuy def ay collège affaire yooyu yaa ngi fàttaliku Saint-Gap waaw booy yi genre dañ doon peut-être influence su Dakar bi dafa amoon gars yi di imiter genre cathédrale mais boulot bi dafa doon am quoi carrément waaw mais c'était pas trop genre open quoi genre benn kii bu restreint rek ñoo doon dund loolu. benn cercle bu restreint la woon. ay booy yu am fit nag yu ëpp fit booy Dakar yu fuuf. kan mooy ténor bi Thiès man fàtte naa. bon fàtte naa sax mais. peut-être booy groupe street yi vite fait. waaw ñu ngi si woon waaw mais ak ay booy yoo xam ne dañoo am fit ndax booy yi ñoom nekk ñu fi woon di kolo ay 50 000 yi nii booy dañuy doo seen oru yaay dem jaay ko yor ay millions dem. dañu am benn budget bu ñuy soxla quoi dafa lay jaral. tey jii nii dañ naan 3 millions lañu soxla ku nekk day xool nu mu dóoree oru meeram wala dara ñu lijjanti ko am seen million bu ñu ñëwee xam nga loué seen oto jënd seen champagne yu cher solu ba neex ñëw xam nga collège yaa ma gën a xam collège Fosco collège foofu moom la Thiès yëpp doon xaar waaw Fosco collège ak taa Kermesse Ceinture Sud boobu moo gënoon garaaw sax Fosco collège Kermesse Ceinture Sud xam nga foofu Saint-Gap Kermesse Ceinture Sud yi waaw lycée Malick Sy talu ñoo lool samedi boobu samedi lycée Malick Sy moom dafa bëri woon ay isbu quoi. waaw mais ñun foofu lañ jàngee. waaw mais Kermesse Ceinture Sud bu amoon samedi boobu noonu Thiès ñëpp fa la ñuy fàq dem waaw. Fosco famille waaw Fosco collège tam même chose booy ñëw indi jël ko la gën a cher la bouteille champagne nga ne kii la bu ñu ñëwee xam nga paavante bi fii après bu ñu paree course auto yi fu muy mujjee xam ñëpp xam ne. mais am na période Kermesse cathédrale bi ay accident yu bëri da doon am booy mënuñu dawal amuñu permis ba am na choc bu violent bu amoon ci kii bi. ñoom Bastos. xam nga Bastos. benn waay la bu dëkk kii koñ ba la dëkk. am na koñ bu tudd Bastos. waaw am na koñ bu tudd Bastos mais jamono ñoom Bastos la woon mais boobu xaw ma si sori noonu quoi mais accident bi mi ngi amee si VDN waxum corniche bi. si pompier bi waaw autoroute bi noonu quoi. gars yi jël trottoir bi noonu te boobu noonu cathédrale mi ngi fees dell. boobu maa ngi demuñu woon. waaw ñoo ànd ak samay gars yi noonu wàññi na rythme gars yi mais ba léegi gars yi ñu ngi yokk gars yi léegi xam na lu ñu jël. comme boulot mi ngi am ba léegi. boulot mi ngi am ba léegi gars yi ñu ngi boulot ba léegi. léegi dafa xaw a wàññeeku rek mais gars yi léegi xam na lu ñu jël. yor xaalis yor oto dem benn Cosmo jël salon wàccee fa benn 200000 wala benn 400000 ñoom fon na ne ñoom waaw fon na ne ñoom ñoo rey gaynde bi comme liti bi fi amoon. ba gars yi dañ mujjee dajji porte bi kenn xamul lu affaire yi mujjee quoi nu mu fa demee waaw. voilà première partie bi waaw donc genre dañoo wax jeunesse bi quoi maanaam affaire fu mu soxeeku quoi fu mu jugee xam nga blow bi nii influence yi musical xam nga ak li kaana yi doon def booy bëgg a dund rêve bu mel noonu ba ci biir sa témoignage yaa ngi soulevé ay tour quoi mooy kàngam yi mooy capo yi mooy Assane Lopi kenn du ko présenté quoi fi Sénégal gars yi xam nañ ko quoi jaloore bu mu fi def xam nga moom. waaw si loolu laa bëggoon ñëw parce que. kàngam la. bul waxee en tant que xaritam wala ku ko côtoyé man dama bëgg nga wax ko comme ku neutre quoi. daf ma daan fekk Blue Sky la ñu xamante. danaa ñëw Blue Sky. danaa ñëw Blue Sky mais fa la ñu xamante vite fait nii. mais ñoom Fallou Sila la gën a miin quoi. Fallou Sila benn boy la. mais boy boobu noonu. blowman la mais. waaw sax ba ma noo lim 5 blowman yi nga xam yu am doole fii town ñan la. ah mais bëgguma sori foofu quoi. parce que ñoom dañuy kii booy defoon la li ci xam affaire. waaw ci blowman. waaw kooku moom blowman la. kooku non waaw bëgguma wax nag. tout tàng la booy la. non booy boobu non am na ñu ko gën a aay. waaw léegi jox ma tur ñun dañoo bëgg a xam blowman yi. mais blowman yi boo seen tur amul sens quoi. non mais tamit ñoom ñoo assumé ni ñoom ay blowman lañ ñoom ñooy affiché seen bopp. man peut-être man am naa décalage quoi parce que xaw ma gars yi.
d'accord man Assane Lopi laay dégg. waaw vite fait peut-être booy Malick ma la wax noonu. te booy ay affaire waaw yaa ma gën a xam affaire dafa toj moo tax ñëpp xam ko. mais ñi ci des ay Ahmed Sylla bi nga wax noonu xaw ma Fallou Sylla ay affaire waaw am na ñeneen am na Ous le patron. Arthur ah Ous le patron waroon na ñëw moom blow man. Ous le patron moom de blow si ne comédien blow man la. si ne comédien moom comédien la mais en même temps blow man la quoi maa leen nuyu de passage ah moom waroon na ñëw. waroon na ñëw quoi ah man moom comédien la en même temps waaw bëgg naa lu ne waaw mais blow naa sometime yow sa boulot bu gën a mag frais bi nga gën a def xaalis bu bëri quoi ñaata la. frais bi ma gën a def maa ngi koy fàttaliku. dama jëloon AP te AP 25 bi sax laa ko jëlee. yow yaa ko jëlee sa bopp maa ko jëlee sama bopp. 25 tickets 25 tickets. loo def am 25. yow mais xëy na boobu marché dafa neexoon rek maam. Dóoro. non dóor man du ma dóor. nga liggéey xaalis. ma liggéey xaalis bi liggéey nga ko. pulsé. kan lay pulsé man jot pulsé laa amul sa ay. léegi nga def 25 ci AP bi. ma def 25 si AP bi. waaw woo sama benn copain. ak woom ak sama woo. noos. ñu noos quoi après ma jënd 4 burger ñu toog cons. waaw amoon na chicha benn chicha la woon waaw ñu koy kolo. ñun buloo nañ buloo boo xamante ni yoruñu woon kii oto te cool nañ quoi. affaire bu simple neex ku nekk waaw. loolu mooy sa buloo bu gën a mag. waaw mooy sama buloo yow nag doo buloo men yow comédien yow da ngeen nelaw. yow Pépé sa buloo bu gën a mag ñaatul. man buloo man de booy quoi. Tamboy man est-ce que daan naa buloo sax man ngeen man. non buloo xam. su daan naa buloo man de waaw man de. lu ma am loo cinéma. non man essayé. sama buloo bu gën a mag man lu may wax mooy. maag sama gars yi dañuy toog chaque fin du mois wala bu ñu jàppee doo dañuy cotiser. laal Saint-Louis maa ngi gis. waaw dem nañ Saint-Louis dem nañ fi am Lagrose. mais loolu ak groupe la. buloo la. waaw buloo la waaw. wala bu gën a important mooy dañuy jënd benn xar entier. ñu dem dibiteri la mbote laaj benn xar entier. tu as raison. mais yaa ngi defal publicité dibiteri la mbote. waaw 50 000 lay jar foofu da ngay laal foofu benn xar rek xam nga. featuring quoi ku ci nekk. featuring waaw ku ci nekk day jox ñu laa daje fenn dóor suñu méchoui yi après ça va quoi. ok waaw léegi ma bëgg ñu des ci Assane Lopi parce que li ma wax ni man la engagé quoi parce que seetaan naa benn interview am ak Seneweb soo di expliquer moom bu mu amee 16 ans amoon na 100 millions bu mu moomal boppam quoi ci boulot 100 millions femme bi laaj ko yow waaw loo def ba am 100 millions yi soo waxul lu leer mu ne genre moom dañ ko jàpp ci affaire de jaay lu illégal quoi ay matériel électronique ay Macintosh ay machines ay affaires yooyu. loolu est-ce que mën na la indil tey jii ay 100 millions ci ku am 16 ans quoi nga business yooyu te moom liñ ko jiiñ ñëpp xam nañ ko waaw. loolu tamit femme bi wax na ko man loolu dégguma ko woon quoi man dama dégg ni genre da doon dóor ay gàpp jàmbur xam nga di kii xaalis bi mais mu ne moom bu mu amee 16 ans moom ma ko waxal boppam am na 100 millions quoi te Assane fan la ko jëlee. mais Assane nag xaw ma nag fu mu war a mën a jëlee 100 millions quoi. ndax bu ma sori quoi à l'âge de 16 ans nga ne yow am nga 100 millions. am na ñoo xamante ni ñu ngi xostu yor ay baana liggéey nañ 70 ans mënuñu am 50 millions yu mat wala 20 millions yu mat mi ngi noonu kon man boog foofu bëgg ma fa sori quoi. waaw am nga ci droit yow loolu est-ce que c'est logique quoi loolu. bon ci jaay ay matériel électronique. waaw mu ne loolu lañ ko saisir ba léegi avoué ni liñ ko doon jiiñ. ban matériel électronique lay jaay. ay MacBook ay MacBook. aywa mais mënuma gëm. may 100 millions MacBook. personnellement mënuma gëm ni di nga jaay à l'âge de 16 ans ngay jaay ay MacBook di am 100 millions ba 100 millions du 1 million du 5 millions. c'est vrai 100 millions saa yi tabax na ñaari kër. soit daf ñoo yàpp. wala nangul assumer lu mu def. waaw peut-être nangul assumer wala muy fooyee suñu xel mais bon man bi ma kii gis moon kii bi sax même muy dëgg dem Twitter gis gars yi doon si doon wax mais affaire bi xaw a caaxal quoi parce que benn passage laa gis nii. parce que lenn moom dama koy nangu quoi. man moom maa mu sama gëmukaay quoi. man sama gëmukaay maa ko moom maas sama gëmukaay man mais man gëwuma ko quoi. waaw man tamit gëwuma ko mais genre lenn mën naa ko saluer quoi parce que buñ ko invité. tu sens que boy bi genre am na connaissance bu mu accumulé quoi parce que mën na communiquer. bien que yenn saa day réer ci communication. du wax lu logique. parce que bu mu nekk collège dina jaay ay chambala ak ay caleçon xam nga di wax ay action di xam nga ba ci biir femme bi laaj ko yow actuellement lan ngay liggéey. mënu wax lu muy liggéey mu ne moom genre il crée des liens day dem ay hôtel xam nga am ay partenaires foofu xam nga ay nit ay affaires yooyu quoi te genre ñun xam nañ boulot bi nu mu demee journaux yi ak yenn gars yi ko xam du ma wax ay sources mais gars yi xam nañ nu mu demee gars yi dañu doon dóor te loolu mooy inconvénient wu boulot bi tu vois
waaw sàcc gars dañuy sàcc te duñu assumer. dañuy sàcc. parce que niveau de vie bu ñuy bëgg. niveau de vie bu ñuy bëgg di dund dafay kii ak lu ñu seen poche quoi day supérieur seen poche donc ils sont obligés di sàcc parce que lu si gën a garaaw dañu naan waa groupe bële de def nañ lii ñoom dañuy bëgg def lu ëpp groupe boobu donc suñu yorul lool ils sont prêts à mën nañ la sax rey bu jël li nga yor dem kii ko donc genre du ñu am quoi. voilà moo tax milieu boobu mu dangereux. en tout cas tey jii waroon na am koo xam ne dafa xam Assane Lopy pour war a témoigner mais dafa dem Touba dafa nekk di replier moom bu ñëwoon dinañu leeral du ma wax turam moom moo waroon ñëw expliquer lu bëri ci côté boobu mais bon page bu ñu tëj la rek. y a aussi beneen boy bu tudd Dev te mu takk femme bu nekkoon ci série Adja bi mooy Rosita jëkkëram. waaw kooku tamit dégg naa Blowman bu mag la woon xaritu saa kooku moom xaw ma quoi kooku moom dama koy gis nii rek. waaw. yow loo bëggoon. bon donc fàtte naa sax lu ma bëggoon a wax mais on passe. On est de retour def nañ benn remplacement xam nga Pépé Ndiaye dafa génn dafa am benn urgence bu mu dem lijjanti donc Raymond annoncé woon naa ko mu ngi woon ci yoon bi di ñëw donc Raymond gars yi na mu nekk la Raymond bu ma koy xam adolescent la woon quoi les grands la léegi am na sikkim. waaw gars yi maa ngi leen di bëggee ici Ray Body xam nga si Instagram bi yéen a ma gën a xam yàgg na nag feeñu ma si affaire yi mais xam nga maa ngi woon si kurti yi mais kër rek xam nga de retour on the building xam nga on y va on y rond on y soro les guérir man dama la wóolu quoi dama la gëm. yaa ngi fàttali ko vidéo bu ñu def ci Roxe animu waaw. waaw maa ngi koy fàttaliku. voilà mu ngi YouTube. kii yàlla da ko wóoluwul quoi yàlla ko wóolu moo yaa teel nga tooñ de bàyyi ko mu wàcc man awa Fass mais yàlla wóolu na yàlla wóolu joma sigim bon am na côté yi am na waaw yow comaloo nga am yow réglal ko pap maamu kirim waaw réglal ñun dañuy wax ci suñu tab yow da nga con donc vidéo bu ne animu maa ngi koy def ci kaw ngeen cliquer nga dem c'est la vidéo bu yàgg la 2018 waaw non 17 2017 voilà yàgg la ak jo c'est le système donc tey yaa ngi Ray Body nga nekk genre da ngay def genre da nga am sa compte Instagram di jox ay coaching entraînement fitness affaire yooyu noonu. entraînement fitness développement personnel xam nga ñeen ñëpp bëgg commencer lifting bëgg nekk seen bopp bëgg yëg seen bopp xam nga da ngeen di ñëw sama page Instagram Ray Body maa ngi fay joxe ay cours de sport à la maison à la salle xam nga yéen ñi soxla développement personnel bëgg jël masse wala bëgg am ay squat am ay kii yu baax xam nga ay down yu baax xale jigéen ñi xam nga vous êtes les bienvenus. dafa leer donc Sénégal dañu am façon youtubeur bu ne mais amuñu youtubeur fitness quoi mooy comme Thibaut InShape kon gars yi jox leen ko le max de force xanaa da nga ñëw YouTube après. waaw si possible YouTube dans quelques années xam nga fekk affaire yi gën a baax xam nga instant yii nii nag guma en forme sax mais affaire yaa ngi nii dama bëgg ñu développer ensemble sama gars yi kon ñëw leen xam nga. moo may coaché tant gis nga sama biceps yi dañuy dem parc xam nga di defee affaire. voilà donc kooku noonu lëmbee réew mi. yàlla na ba yàlla baal. voilà donc saa yi da fi géej moo tax xam nga ma bàyyi ko mu intro noonu mu intro di Babacar Diallo moomee bu Mass et ses amis xam naa mooy ci yoon bi moom tamit donc Raymond sujet bu tey bi dañ na wax ci Blowman nii un sujet boo xam ne xam nga sénégalais bëgg nañ xam jeunes yi naka lañ ko gisee quoi ñaaxul yow tamit jot nga côtoyer gars yi wala jot nga nekk ci mood boobu noonu yow naka nga am aperçu ci monde Blowman yi quoi naka nga ko jàngatee de près wala de loin. Blowman yi moom lu may wax rek mooy toll ci def ko weesu ko ba ko quoi xaalis bu ngay dugal si blow bi xam nga mën nga ko investir ci leneen man personnellement nekkoon naa ci game boobu xam nga temps yi may nekk collège mais léegi maa ngi université léegi on a d'autres projets on a grandi xam nga lu mu lay expliquer léegi on a d'autres projets léegi suñu amee xaalis dañ koy investir ñu def ko ci quelque chose wax ne dinañu apporter quelque chose dans le futur léegi lu may conseiller Blowman nii mooy xam nga lu ngeen di jël pour lu waaye ay appartement wala ay oto ngeen jël ko investir ko wala ngeen def permis sax di. def lu utile quoi def lu utile quoi bàyyi xaalis bi ngeen di passer. donc Mass réglé non man dama lay wax d'accord comme ni ma la defoon ak Pépé laay def ak moom quoi pour ñu toll mu toll ci niveau bu ñu toll. voilà ci biir wax bi moom laajoon naa ko bu génnee ay tur yu mel ni ay Assane Lopy ak Fallou kan. Fallou Sila xam nga Fallou Sila. Fallou Sila kii ni Assane Lopy c'est un gars qui Blowman yëpp war nañ jël exemple si moom parce que c'est un gars boo xamante ne génn na milieu bi moo ngi investir léegi il a sorti un livre récemment c'est vraiment très leadership bi la incarné et c'est vraiment très motivant pour la jeunesse sénégalaise boo xamante ne ils vont se dire que voilà kon Blow bi am na avenir quoi. en sincérité quoi est-ce que Assane Lopy référence la. Assane Lopy
Hassan Lopy, moi je veux dire que il a charbonné parce qu'il est parti de rien quand même. Il faut Bon, li nga wax c'est grave il a charbonné genre il a fait du sale ou bien il a charbonné. mais il a fait du sale. fii ñu fi def. maanaam lu xaraam la def. dafa dóor ay affaire yooyu. mais ñu fi def du débloqué. mais ñu fi def du sale. il a fait la prison. bëri na ñu fi def du sale bëri na mais quand même Du mérite. on peut dire qu'il a réussi sa vie. parce que Réussi sa vie, salement. parce que mais que ce soit sale il a réussi sa vie. damay jël position benn sénégalais lambda quoi parce que image boobu la ñu am ci moom. dañ naan Hassan Lopy égal détournement sàcc na fi ay gàpp. def na action ba mu dugg jeel. loolu lu am la ay waxu franc-maçon sax dégg naa ko fi. genre côtoyé na ay genre ay yenn nit yi xam nga ils sont passés un peu sales quoi. mais def na sorti il a fait une émission xam nga il a fait du genre que moom dañ ko taxal quoi or que gars yi xam nañ dëgg bi alors que dafa war a assumer. tu vois donc si xam nañ la fa xew. voilà donc yow genre si ban anam ngay wax ni moom il a charbonné man loolu moo ma jaaxal. non mais wala il a du mérite. il faut qu'on soit sincère aussi parce que moom il a fait quelque chose dans le passé mais il faut voir aussi ce qu'il a accompli là maintenant. xam nga Hassan Lopy maintenant vous le voyez sur Instagram on peut dire qu'il est devenu responsable et l'adolescent qui faisait du gaspillage avec son argent c'est arrêté maintenant donc loolu la ñu war a xool promulguer ko vers l'avant. c'est pas cette image qu'il veut dégager xamoo ko au fond la lay. non mais on sait pas mais ku nekk aussi am na sa vie personnelle boo xam ne doo ko wone mais ce qu'il nous montre quand même c'est encourageant. Il encourage la jeunesse sénégalaise vraiment à aller de l'avant à investir surtout parce que c'est un gars qui a investi avec l'argent boo xam ne même si c'est sale il a investi et voilà quoi il est devenu quelqu'un maintenant et il faut le respecter. mais il disait genre ci interview bi laa revenir. mais moom ci lan la investir moom. voilà loolu mooy question bi genre dafa ne bu mu amoon 16 ans amoon na 100 millions yow est-ce que tu crois à cette version là. bon Blow mën na la indi 100 millions. ah bah ça dépend si façon deal yi ngay dal rek. kon wax ko tuuru deal loolu la genre bul ma wax waa ji man j'ai rien contre lui de. nëbbatu am na booy naan di nëbbatu boo mandee feeñ. moom mi ngi nii daa mandi. non mais day dile bu fekkee am na mu investir ko mais combien d'hommes politiques ñoo ngi fii di sàcc xaalisu réew mi te waxuñu ko et ils sont en train de réussir leur vie mais quand même bu fekkee tamit da nga am yoon boo xamante ne am nga fa moyen pour am xaalis. ce discours dafa dangereux am na ñuy seetaan. boo waxee genre politicien dañuy dóor affaire léegi booy dañuy jàpp ni il faut nga dóor pour réussir. non boo xamante da ngay dóor pour réussir je dis. bu joxee genre exemple. mais je dis pas que tout le monde doit suivre l'exemple de Hassan Lopy. Je dis juste qu'Hassan Lopy c'est un gars qui a du mérite après tout parce qu'il a fait la prison il est sorti il est revenu plus fort donc il faut dire parce que quand on sort de prison quand même on est censé boo xamante ne moralement tu dois pas être stable. Mais il est ressorti, il a sorti un livre, il a sorti un bouquin, xam nga. C'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est quelque chose qu'il faut saluer, xam nga. livre bi lan lañ ci bind. storytelling la. genre dafa expliquer problème am ba mu dugg kaso. mais man côté bu ma d'accordul ak moom man dama ko war a sax interviewer parce que dañuy wax ak man ak moom dañuy inboxante quoi on parle sur Instagram. dama ko war a interview wax ak moom. mais interview bu mu def man j'ai pas apprécié interview bi quoi parce que il a pas assumé son passé. dafa ne dañ ko jël parce que. ay kii électronique la doon jaay quoi genre dañ ko doon joxe matériel électronique mu koy jaay mu xamoon ni gars dañ ko dóor affaire genre il jouait la victime quoi or que ñu ñëpp xam ne nu mu demee tu vois. moi je connais des gens yoo xam nañ ko personnellement wax nañ ma nu mu demee on sait quoi mais genre si tu veux incarner le leadership da nga war a assumer ton passé après tu vas de l'avant c'est bien il communique plus ou moins bien quoi mun na wax loolu tu sens que am na peut-être benn maturité bu mu am mais dafa war a assumer pour booy nekk ci milieu bi. genre ñu am reconversion bopp quoi ñu assumer seen erreur et il change quoi moom yenn saa yi day assumer ay erreur am quoi mu ne passé peut-être temps booy doonoo yàq xaalis affaire mais assumer wul genre affaire bu sale bi quoi jëlee xaalis bi quoi. voilà loolu moo ñu man li may laaj mooy moom mu bind livre bi en personne wala dañ ko bindal. non te ko écrire day expliquer histoire ñu bindal ko. waaw day écrire histoire ñu bindal ko mais dama gis ñi fi bind livre ñoom. livre bi intéressé na la bëgg nga xam lu ci ne. waaw bëgg naa xam lu ci ne moom. jënd ko. ñaar lay jar. yow am nga ci. peut-être 10 000 francs I don't know. donc peut-être boo demee ci Instagram am dina joxe li yoo xam ne war nga ko jënd quoi. voilà donc yow personnellement est-ce que yow dund nga Blow quoi sa Blow bu gën a fort ñaata nga dépensé kii mu ne 25000 la frais moo gën a ëpp si Blow. yow yaa fàttaliku sa temps booy Blow bu gën a fort. genre combien j'ai claqué. tu as claqué en une nuit quoi. ah. waaw mais gars yi dañ doon jël ay oto xam nga mais. di cotiser di futuriser. mais di nga ko loué mais ça dépend si marque oto bi tamit
ça dépend si ay Chevrolet Cruze nga doon loué. ça dépend si marque oto bi tamit quoi xam nga mais tamit on limité les kii waaw dañ doon jël AP gën dem si ay hôtel Korité ay Korité Tabaski événement quoi mais Kermesse cathédrale. nous on n'était pas dans les dépenses excessives Magal waaw yàgg naa màggal ouais mais loolu tamit c'est le passé quoi c'est le passé quoi c'est le passé mais xam nga mais sa coût bu gën a mag ba léegi wax mais bon mënuma la wax ñaata la mais on n'était pas dans l'abus quoi dañ doon génn yem waaw lu normal quoi entre potes xam nga vite fait dafa am benn terme boo xam ne gars yi dañ koy fooyee quoi dañu naan cak-cakeur yëpp ay ancien blowmen lañ quoi waaw dëgg la woon dëgg man cag-cag laay def de. mais ancien blowmen man damay cag. blowmen u deuxième division amoo niveau man buloo man dama ko. quel niveau woon quoi man buloo man farataalu ma ko woon quoi. dëgg sa yëf quoi du nekkoon sama yëf. man sama buloo dëgg mais da nga doon dem party bombage war naa dem xoosante ba ñaq. entrée junni non man dama fay man du ma fay. mais da ngay xoos mais damay xoos ba ay yow xoos ba réer. waaw léegi blowmen yi da nekk ay cak-cakeur quoi yow noo ko gisee genre y a pas de sot métier ouais y a pas de sot métier et je trouve ça vraiment bien parce que benn genre reconversion la rek xaalis bi ñu doon jël xam nga di ko dugal si oto yi di foo xam nga léegi ñoo ngi koy dugal si ay moto xam nga di liggéey quoi. est-ce que ci biir liggéey duñ jël xaalis bi blowaat parce que vis am na quoi genre mën nañ am visu blow waaw mën nañ am visu blow bi quand même mais aussi tamit dañuy xam ne seen xaalis lañ ko defee sàccuñu ko quoi. c'est bien c'est déjà bien soo amee sa xaalis nga blowee ko te xaalis boo ñàkk moom dañ ko nayee blow man mii sama bourse bi dama ko blowee de. korkoral quoi korkoral kay. voilà mais dañuy wax ci blowman mais am na blow woman am na show xam ne dañuy blow. waaw. yow xam nga personnellement show yi blow wala. blow moom bari na daanaka. xam ne every night ñu ngi nu mu tudd chicha yi. ñoom ñu ngi si blue sky wala crepen go. léeg-léeg la ay jamono jooju noonu. waaw mais xeetu blow. mais loolu xeetu toppaate la rek xale jigéen ñi moom dañoo mën a toppaat. Mass foo nekk yaa ngi blue sky waaw maa ngi ñëw. Mass foo ne maa ngi blue sky waaw maa ngi ñëw nga pembe. waaye man du daaw ma pee man ñoom lu ñu daan ndiiroo man noonu laay ndiiru man du ma dem ay crepen goof ay blue sky di fay jamais de la vie damay dem ndiiru toog si gars yi ñu ma xam ma dem toog si ñoom toog si saa ba réer. nu mu tudd. ndiiru. waaw. ko yow ndiireur nga. yow noo gisee show yi xam nga rek tout le temps chaque night ñu ngi chicha yi. bon show yi ah. kan si. mun ci. xam naa mun ci bu baax joué na sama vidéo baal jàmbur bu ko toj waaw. mais show yu blow aussi comme góor yàlla yu blow mais si jigéen ñi la gën a grave aussi quoi parce que jigéen ñi mbaraan après la ñu mujjee. waaye bu fekkee amuñu tamit xaalis bu ñu génnee si loolu la ñuy bu dee dañuy nar a dem si boîte yi xam nga langal ko góor yàlla yi je veux pas être méchant envers les filles man dama bëgg jigéen mais xam nga c'est une chose boo xamante ne c'est une chose boo xamante ne mooy loolu je conseille à toutes les filles d'arrêter quoi di sortir pas tout le temps mais xam nga de temps en temps quoi événement ba événement ngeen génn entre copines. dangereux ci lool genre góor yàlla bi mën na la génne mais en retour lu mu am ci yow mooy loolu mën na la poser prix mën na la tëf xam nga gars góor bu lay financé moom day actionné. waaw kon nañ moytu quoi te góor yàlla yi sàcc yi après kaso ba rek Assane Lopio ngi nii ñam na ay moromam yu bëri dañuy dóor mais am na dóor fooy toll xam nga toujours tu as faim quoi boo dóoree 1 million après nga bëgg a dóor 2 millions di teg ay dil après yàlla moo lay weer quoi. man de sama sàcc bi ma mës a sàcc moom fukk ak juróom la te dañ koo teg noonu ma jël ko. mais yaa ngi koy mais maa ngi koy rëccu man. est-ce que doo fay. waaye danaa fay fukk ak juróom fay naa ko yàgg na mais fay ba ma ko fay ay ñàkk jomu xas yooyu noonu quoi te sama mag laa sàcc fukk ak juróomam te da koo soxla woon ma sàcc fukk ak juróom yi mag ko gënoon yittewoo mais mooy loolu. yow lan mooy sa actualité Mass. sama actualité mooy delluwaat ci vidéo yi waaw actualité mooy loolu. lan ngay waajal quoi ak sa lan mooy war a ñëw lan la ñuy war a xaar. waaw delluwaat ci vidéo yi comme que dama defoon benn stand by waaw mais stand by ba xaw na yàgg. nga benn buzz mooy sa vidéo cus bi. waaw mais vidéo boobu noonu nañ ci teg ko. waaw maa ngi koy rëccu bu baax a baax vidéo boobu noonu ay. comédie la woon quoi. ay comédie la woon xaw ma la moom si dugaloon mais ay kilifa toog nañ woo ma téléphone wax ak man wax boo xamante ni après man maa ci am gàcce su ma sañoon du ma ko def. maa ngi koy rëccu nag bu baax a baax maa ngi koy rëccu bu wéet. am na solo donc yow Raymond lan mooy sa actualité quoi depuis le temps xam nga gis nañ que defoon gandi stand-by moom waaw aju après bac nga doon def je pense après xam nga yow yaa ngi UCAD affaire yooyu quoi
donc waaw affaire de training bi lan moo la ci dugal quoi pourquoi nga jékki saa rek commencé musculation. bon musculation bi man moom sama ex moo tax ma commencé ko quoi parce que avant dama sewoon vidéo bi soo leen ko xoolee nga gis ma tolloon avant xam nga j'étais vraiment très petit tuuti xam nga j'étais vraiment gringalé moo tax ma dugg si musculation bi pour gën a am masse xam nga pour me faire respecter auprès des filles xam nga laaj ma tablette chocolat pectoraux xam nga yu nekk lañ ma doon laaj bàyyi xam nga. waaye yow bu la waay soo gel boobu nag waaye maas yow lu tax sa biir bi day. war ko giraay yi nekk la. xam nga après jigéen moo la indi déblocage bi. moo ma indi déblocage bi en plus aussi j'en avais besoin aussi pour l'école parce que bien-être personnel parce que ak jàng bi tamit bopp bi day fees xam nga da ngay tu as besoin des fois de libérer ton esprit xam nga dem defi footing ñëwaat vite fait xam nga après ça c'est devenu je suis devenu accro au sport léegi dama koy def tout le temps xam nga fu ma nekk damay door di trën. ma créé page Instagram et aussi maintenant léegi bëgg naa ko yow fu gën a sori xam nga game Simon Panda wala game Devin Fit wala game xam nga Chris Aria fu mu gën a kawee rek xam nga yóbbu niveau bi fu gën a sori quoi. waaw kaana ay bodybuilder xam nga quelque chose de grand quoi ubbi sama saalu bopp xam nga di fa jaay samay protéines je fais de la chimie créer samay propres protéines. Actuellement tu suis des études en quoi. en physique chimie. licence 3 waaw à l'UCAD. donc maa ngi leen bàyyi ngeen joxe seen Instagram ak ñu ngeen di nuyu yegg nañ ci cappaandaw bi grand bi tamit dinañ ñëw wax ci bërëb bi bu ñu tourné tey. waaw man ginnaaw moom sant yàlla julli si bi sant sama sëriñ Ndogoy Mbacké maa sa ngi ñëwaat nag. de retour. mais am na série bu ngeen annoncé. waaw School Biz. gars yi day wax ni School Biz xanaa. maa ngi ci biir waaw. ci acteurs yi laa bokk daanaka waaw. yemal foofu. waaw foofu laa yem. mais nag dana ñëw incha allah loo xamante ni doomu taal lay doon. barki waay yow. Instagram mooy Mass le Bêtisier. waaw mooy Mass le Bêtisier ñëpp xam nañ ko moom boobu moom. gars yi dañu may laaj ay Mass lu la defatoo vidéo fekk ne xar matt bay ëpp doole quoi waaw. Ray Badi yeah Ray Badi Instagram xam nga maa ngi dédicacé all my followers xam nga yéen ñi may suivre Instagram di enjoy samay vidéos sur Snapchat Body Ray xam nga yéen ñëpp may suivre foofu noonu je vous salue restez à l'écoute motivation baa ngi ñëwaat vidéo yaa ngi ñëwaat xam nga en ce moment je suis un peu pris mais je serai bientôt là xam nga vidéo yi recommencé xam nga yéen a ma gën a xam. ok donc grand moom moom bërëb bi Mondial King électronique waa grand bi le grand. tey nag invité naa pour mu. le grand bisimilah. tey invité naa gars yi. yow la concerné waaw. waaw salaam sama gars yi maa ngi leen di béggee bu baax a baax fii mooy bitik Mondial électronique King électronique jaay asaar téléphone képp marque téléphone bu bëgg benn si marque iPhone quoi mi sarel ay AirPod ay blandi écouteur tout for yaa xam nga am 2 baaxul 3 baaxul lépp dañ koy jaay route bu jëm Imbu Fernacoli King électronique di béggee sama gars yi yëpp ñi may follow Instagram Snap YouTube lépp maa ngi leen di béggee yéen ñëpp yaa ma gën a xam nee na affaire bi fii la. rak da nga bëgg a blow sama gars yi tell them the truth let's get it. ndax doo sa maam war a góor jigéen parce que sa jom dafa potentiel ñafe sa laaf sinon doo ci génn men doo ci génn laaf bi daa tàgte lu dëgg taas lu joot yoon fàtte sa laaf soo no dégle daan men foog ma tekki soo ko doon tamba àllar bro si diggi Ndakaaru waruloo def li la waaru ndax am nañuy xaar si yow def lu taw mooy lii la waar bu daa ngay fayt sa ndaw pour sa ëllëg ak ñi la wër sinon boo yaa car c'est l'homme seul qui a peur succès j'en ai peur parce que je garde